salaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi maa ngi nuyu ku nekk sa tur ak sant di leen remercier ci fidélité bi ngeen am di seetaan saison 2 Miss Labado nag tey Ndar moo aye ñu ñëwee Ndar nag seen doomu ndey la ñu àndal Mbaye Ndiaye Tilala ñu dem seeti jëli bi te ñëwaat seen plateau. Shine bright like a galle babmen bale kami fala ka hala juka jamba jaw ariyo lele ñu ngi fii ndax ci quartier Léona ñëw jël suñu première candidate Miss Labado ànd ak suñu frère muy Mbaye Ndiaye Tilala jamba jaw ariyo lele jamba jaw ari da ngeen ñëw pour tàggul Sil Astou tàggu bi mën naa ni sax njëkk na si bi nu koy woo di wax ak moom ba ma ànd ak moom fi mu war a taxaw dana ma toggal dana ma yakkal marché bu ma ko yónnee bu demee xool situation marché sax jox naa ko xaalis bi ni ko lii nga may defal day changer situation bu demee xool situation marché ba dana ko changer ba indil ma xëy sant di ko si gërëm ma yeboo ni buy jàng sax lay kontaan di ba yaay baa ngi jàng bu ma ko wuyoo ak bu ma ko wuyoo tey dem jàngi ñëw te loolu moo am njëriñ bu ma damay jaay fii waaye bu ma doon dem moom laa am sañ-sañu bàyyi ka fi moo may jaay dana ma dëral fataay dana ma dëbbal ñebbe riijal ma moom daal laa am sañ-sañu bàyyi ko te moom du taaw du ñaareelu doom te may boo ni ñetteelu doom man daal maa ngi sant di gërëm lii nag yàgg na di ko rêvé xëy na day doog a yegsi sama xol a fees na si li may wax man dëkkaaleen laa bettu ma ndax Astou à chaque fois su ma génnee ba dugg seen kër moom ak ay magam laay fekk ñu ngi ci table bi di toggal seen yaay di ko fataayaal wala di ko defal akara bu dul loolu dama naa ko Aminta li tax doo wut jànq mu ne ma ko am doomu jànq yu mel nii soxlawul ngay wuti jànq te mën na dem à n'importe quelle heure nag bàyyi fi xale yi duñu génn def na 15 jours Louga man dama mujj rus ni man ñii seen yaay bàyyeel ma gisuma leen déggum waaye à chaque fois ma ñëwee dama leen di fekk seen biir kër. lii nag lu fi jaaroon la lu fi dellu si waat la mais dama wax ni cette fois-ci dafa dugg si Ndar et jël ci doomu Ndar yi nga xamante ni ñoo nekk fii ci digg dëkk bi fas yéene leen wane fas yéene leen présenté àdduna bi yëpp xool leen seetaan leen te doomu Ndar am na lu ñu ko bàkke doomu Ndar am na lu ñu ko kañe vraiment sama xol dafa tooy yaayam tax na man suma xel dal si moom yaayam tax na itam ma xam moom ban genre nit la parce que suma xol dafa tooy daal dafa tooy. sama doom la ma ko jox déggal na ma yaru na amul benn problème du dem fenn may xaritam mooy sama confidente j'ai pas une amie moom laa jël ma def ko sama xarit mooy sama xarit mooy sama àndandoo mooy sama confidente lu may wax moom laa koy wax lu may def moom laa koy def donc dootul sama doom sama xarit la di ko ci ñaanal yàlla ba fépp fu mu bëgg egg yàlla àggale ko fa mu ñim ko bokkal ñeneen ñi nga xam ne réussirul ñu ma ñaanal leen yàlla beneen yoon yàlla may leen ndam te mu nekk seen muul ak seen wërsëg ñoom ñaar ñi dem aussi mu nekk seen muul ak seen wërsëg doylu dafa baax ci doomu aadama rawatina xale dafa doylu concernant man donc soo xoolee ci man doylu naa man lu ma am naa ko lu ma amul amuma ko yàlla rek laay yaakaar yàlla ak yeneen bi rek laay yaakaaruma leneen
donc dama naan leen toujours bëgg naa ngeen réussir ndax ku nekk dafa ñaan doomam réussir mais comme ni ko waykat bi waxee soo yaree sa doom su demul sa poos sax mu doon sa nafulaay loolu bëgg naa ko mais nafulaay boobu aussi xale am na âge boo xam ni su fa tolloo dootul parent wam moom moo war a xam lu baax ak lu bon sama yaay mësuma ko gis mu def lii yax na ma ba bu ma toll fii lii mësuma ko gis lii bëgg ko donc duma ci am duma ci dem duma ko def te du ci teg bëtam donc souvent lu ma leen di conseiller bëgg naa seen réussir trop mais y a de ces choses yoo xam ne lépp loo xam ne dafa ñaaw ci doomu aadama boo xam ne doomu jullit da ko waru ko def donc man bëgguma ko ngeen koy def man moo ma gënal demi million moo ma gënal oto moo ma gënal paasu makka waaw ngeen yaxu am diine am l'islam dox nànk wax nànk su ngeen ma ko defalee man de mel na ni am naa paasu makka ci yéen. doom dal balaay baax yaay jañaanal ko fii de ko fi gis yaay moo ko jàlle ndax liggéeyu ndey mooy añu doom Wolof Njaay daan na wax naan ku ñu sa jëkkër yàq say doom yaa ngi rawante ci waajur yi ay waay sama yaay ñaanal ma. Shine bright like a diamond. mbokk xayti gis ngeen bi ñu demee tey ci jëli bi y avait beaucoup d'émotions la maman elle a pleuré tey foog naa ne doom gu am yaay di la gërëm ba jooy foog naa ne yaay ja desetu la dara nañuy topp suñu waajur yi waay mais tey sama biir plateau tey nag dama am gan solal na grand no showbiz bi et foog naa ne ñu gën a bëri foog naa ne mooy sportif yi foog naa ne su ma amee waxee Aziz Fashion rek ñëpp xam nañ ko Aziz dalal la jàmm ci émission. Bonjour les téléspectateurs de la 2STV. Je suis très content de partager ce tableau avec Adja Diallo kontaan naa si trop Adja Diallo maa ngi kontaan si li nga ma taamu pour inviter ma au nom de la Mauritanie au nom de la jeunesse mauritanienne Miss Labado dafa de émission boo xamante ni macha allah comme on dit nu ko gars yi di waxee dafa ala daw mi dafa neex trop. mais Adja Diallo am na lu nu seetaan Saint-Louis man Aziz Fashion sama yaram def si daw trop te am naa si mbégte. koo xamante ne xale bu jigéen bu nekk parmi les candidats de Miss Labado mu waa 2STV ñoom di leen jëri ci seen kër ba pare yaayam di ko gërëm ba jooy man mi styliste xam lan mooy gërëmu yaay sama yaram daw na ci trop yàlla na ko yàlla dimbale mu am kattan mu am mën-mën pour gagner Miss bi wala nekk parmi les nit ñoo xamante ne daana mën a am dara ci Miss Labado. gis naa loo xamante ne encore loolu sama réew la cosaanoo muy lan mu la ay mëlfa ba mu disee mëlfa yi dama kontaan trop man xam nga fu mu disee couleuru Mauritanie wala ma dis loo xamante ne Mauritanie la cosaanoo ma dem si sawar tontu mëlfa dafa doon loo xamante ne cosaanu mauritanien la xam nga ñun mauritanien doonoo am 4 ethniques dafa am ay naar am ay tukulóor am ay sarxule am ay wolof mais mëlfa dafa doon loo xamante ni benn fenêtre la ci biir Mauritanie benn Mauritanienne su ñëwee Sénégal sol mëlfa macha allah dane ne ah kii c'est une Mauritanienne mëlfa dafa doon benn cosaan boo xamante ne avant ñuy juddu la c'est dafa nekkoon loo xamante ne c'était suñu arrière grand parents ñoo ko doon sol mëlfa soo ko gisee en tant que un pays islamique mauritanien yére bu yiw la yére bu cosaane la yére boo xamante ne mun na dem fu nekk si àdduna gi te foo ko solee macha allah da ngay taaru. Aziz Fashion en fait man ni ma la yàggee xam yàgg na donc ñu xëy du jour au lendemain nga jékki say dugg ci milieu bi noo xamee ne mooy mode lan moo la ci dugal et que lan moo tax tey nga embrassé dugg ci ne tey yow mode nga bëgg a def foog naa ne tey comme li ma wax Aziz Fashion tey solal nga ñu mag ñëpp Aziz Fashion tey suñu fiy cité duñ fi jóge ma ne mën nañ ci cité ñett ñu dem ci Adebel ñu dem ci Didier Drogba ñu dem pratiquement milieu foot bi yëpp pratiquement solal nga ñëpp lu waral loolu lan moo tax nga dugg ci biir métier bi noonu. nu ma commencé le stylisme c'est par rapport ak sama dëkk mooy la Mauritanie dama yàgg xool am na ay ndaw yu bëri dañuy ñafal ci seen dëkk dañuy wane seen cosaanu dëkk ci àdduna bi yëpp di ci xool muy indi benn koom-koom muy indi benn tourisme ci seen dëkk. donc par rapport à ça ba ma commencé la mode ba ma lancé sama marque Aziz Fashion il y a de cela maintenant 3 ans et poussière ba ma commencé def mode bi ba léegi au nom de la Mauritanie naa koy defal lu tax ma koy defal au nom de la Mauritanie parce que am na ay domaines yu bëre am na ay nit yu koy def ci yeneen dëkk
te ñun gisuñu ko ñu koy def suñu dëkk ba pare ñun suñu culture dafa riche suñu culture mauritanienne dafa riche suñu ethnique dafa riche donc il faut que ñu jël loolu ñu yóbbu ko fu nekk ci àdduna bi wane suñu cosaan wane suñu aada donc c'est par rapport à ça si naa lancé sama label bu tudd Ziz Fashion boo ma lancé Ziz Fashion bi lan mooy sama combat mooy wane yére mauritanienne à l'échelle internationale boo ma commencé mode bi nag c'est par rapport à une crise de jalousie la woon damay gis benn dëkk comme le Sénégal par exemple mooy dëkk bu nu nekk ma gis la France ma gis les États-Unis ma gis Abidjan ñoom ñëpp am na ay nit yoo xamante ni wane seen